gal daanaka ay simili xibaar diggu bëccëg gi Chérif Dia lañ ci àndal Chérif ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape namoon nan la. ñoo la raw. ana waa fa nga nekkoon. ñu ngi fa laajte nañ la. ba fàttewoo ñu si ñaan. fàttewuma kenn macha allah. jërëjëf xam naa bu ñu taaxiloo ñu yaatal xibaar yi incha allah. mbokk yi jërë ngeen jëf benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci liggéeykatu Excaf Télécom amoon toogaan ñaxtu ci seen barabu liggéeykaay ñoom dañoo jàpp ni kon kër gi di Canal Plus dafa bëgg a teg loxo ca lanu moom man wàllu liquidation boole ko kon rek ci TNT ba tax na loolu su amee mën nañoo ñàkk seen liggéey ba tax na seen pix ak i journaliste xëy doon leen doon jàppale ci boobee xeex ci jamono jooju sage-femme it génn nañ ci mbedd yi Ndakaar yi ñoom dañuy ñaawlu rek agression bi ni dund ci seen bu liggéeykaay bi ci mujj mooy la xewoon ca Sédhiou ab sage-femme buñ fekk fa muy liggéeyee daal di ko fay fitnaal loolu ñoom soxna yi bëgg nañ mu dakk ba tax na kon ca place de l'Obélisque leen tàmbalee yooyee ñax du leen ci ànd ak Fatou Bintou Konté dossier judiciaire yi nekk ci bureau doyen des juges nag bari lool mbiram Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak yeneen ba tax na kon waa forum du justiciable di sàkku rek kon justice gaaw ci ndax ku ci nekk war nañ laa dégg te délai yam gën a gaawee loolu kon bëgg nañ ñoom it mu gaaw diggante Sénégal ak Gambie nag boo sàgganul kon danañ dem ci benn convention di lëkkaloo boo xamante daal wàllu fiscalité la ba nga xamante daal képp ko fay fiscalité wala tamit wàllu impôt ci benn réew mën nga ko rek bañ a fay ca réew ma ca des loolu lañ ci jublu mooy xeex lépp loo xamante ni kon wàllu fraude la jëm kon ci ay impôt wàllu fiscalité kon tey ci suba jëluñ ci dénk wàllu koom gi fii ci Sénégal ak naataangoom bu Gambie kon xaatim nañ lu ni mel wàllu tàggat dem incha allah daañu ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw. dal leen jàmm ci xibaar yi Excaf Télécom du groupe de presse tey ji nag ñoom am nañ jaaxle ñoom ña fay liggéeyee ba tax nañu daal di amal toogaanu ñaxtu jaare ko ci kon ab sitin li nu méttilu rek mooy liquidation bi nga xamante ni Canal Plus mi ngi koy sàkku su ko defee kon ñu teg loxo lépp loo xamante ni kon seen moomeel la bale ko kon ci TNT bi waa Synpics ak i taskatu xabaar demoon fa ngir jàppale leen ci li ni mel sàkku ci état bu Sénégal mu jug ci balaa muy ñaaw Pape Fara Ñing ak Thierno Laurent Mendy. ñoom ñëpp ñu taxaw ci seen buntu bërëbu liggéeykaay la ñu bëgg rek mooy ñu sauver seeni liggéey ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ci groupe Excaf Télécom mer ba futt la ñu def ci Canal Plus mi nga xam ne dañ koo jiiñ groupe français boobu dafa bëgg a liquider seen bërëbu liggéeykaay bi. tey jii li ñu dajale mooy dañu am naqar bu rëy am jàqare tamit si suñu dëkk bi tey jii. dafa bëgg nangu suñu yëf. parce que su kenn ñëwee di war a défendre ñun suñu cause mu ñëw publiquement ne moom proposition bi mooy canal na Sénégal yëpp dañ ko war a bëgg ñëpp dañ ko soxla léegi moom canal bëggatul yore ay parabole ak ay décodeur affaire yooyu léegi ñun dañuy tabax suñu affaire ba mu ne cocc ñëpp taxaw moom mu ñëw dugal seenam daal di fayeeku loolu pour lan. liggéeykat yu Excaf yi ñu ngi joxoñ baraamu tuuma ñi nga xam ne ñoo nekk ay autorité fii nee nañ ñoo nekk ci ginnaaw jàpp nañ ne sax canal amul ay këyitu leer fii ci réew mi. duñu xeex ñu mobiliser nag suñuy moyen wuti xaalis financer affaire bi tabaxaw ko ba tey jii affaire yi taxaw ñu ñëw ñu ne ñu non canal daf si war a dugg wutal ko ay moyens de pression comment se fait-il que canal structure boo xamante ni amul droit exercer ci Sénégal loolu ñun dañ koy wax ca kaw loi bi li mu wax mooy dafa war a am décret te canal musul am décret boo xamante ni président moo ko signé boobu ba léegi mi ngi wut xaalis ci sénégalais. mu war a nekk nag combat ñëpp lu ko mooy rek ñu bëri dina ñàkk seen liggéey. canal dafa ñëw bëgg def forcing par peut-être je ne sais pas quel biais mais les travailleurs Excaf déjoué nañ piège bi taxaw pour dire non benn ñëw taxaw pour jàppale leen ci. xeexu ñëpp la na ko ñëpp jàpp approprié ko te xam ne lii bu continuer am na feneen fu ñu jëmee foo xam ni peut-être audiovisuel public bi dinañ fi gis yeneen chaîne yoo xam ni wala yeneen groupe yoo xam ni dootul nekk question de souveraineté. plus de 500 personnes parce que du Excaf nekkul si Dakar rek si région yëpp la nekk. gannaaw toogaay ñaxtu bi nga xam ne am nañ ko seen bërëbu liggéeykaay ñii nag la ñu bëgg moo nekk sauver lii di TNT bi ak yenn téeméeri xëy yoo xam ne am na fii fépp ci biir réew mi.
ñeneen ñuy yëglu Pape Fara mooy sage-femme yi nekk ci Sénégal ñoom nag seen kuréel gi ñoo woote seen ñooñ doxee ca place de l'Obélisque jëm ci rond-point RTS li ñu ñaawul mooy ay agression yu ñu dund ci bërëb yi ni liggéeyee di leen ci dellusiwaat sunu xibaaru ngoon yi ak ndaw la ñu fa teewal di Fatou Bintou Konté. wàllu yoon muy mbiram Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak yeneen dossiers yu ne ñu nga tagga témbe ca bureau bu doyen des juges d'instruction premier cabinet bi nommé ci weeru novembre bi ñu génn ci atum 2021 ñoom nag liñ bëgg rek mooy mbir yi mu gën a gaaw ndax jàpp na ni daal rawatina waa forum du justiciable ku ci nekk ngay doomu Sénégal boo amee jafe-jafe ak wàllu yoon war na laa déglu ca délai yu raisonnable comme ni ko nasaraan di waxee wante bu fa yàggee te càmbaruñ ko kon mën naa indi ni mii ni ci rek justice ni mu taxawee fii ci Sénégal ñu déglu ci Babacar Ba moom moo jiite forum du justiciable. dañu remarqué jamono jii que dafa am ay dossiers judiciaires yu bëri yoo xam ni dafa nekk en instance au niveau du cabinet des doyens des juges d'instruction alors te dossiers yi ñoo ngi fay commencé yàgg te loolu mu nekk loo xam c'est anormal dans un état de droit c'est anormal également parce que état du Sénégal dafa xaatim ay conventions internationales te ci convention yi daf ci am boo xam ni dafa consacrer li ñuy wax le principe du délai raisonnable maanaam nit ki da nga ko bu fekkente ni dafa am benn dossier judiciaire dossier boobu dañ ko war a gaaw acté wala ñu gaaw ko vider dans un délai raisonnable donc mu nekk principe bu am solo ci dispositif une bonne administration de la justice parce que bépp justiciable li ko soxal mooy bu dee dafa am dossier ci kanamu yoon dossier boobu ñu gaaw vider ko mais dossier boo xam ne dafay jël at ñaari at loolu dañ ni dafay violer principe yi nga xam ne tey état du Sénégal daf ko xaatim à travers des conventions moo tax ñuy ñaan le juge d'instruction na gaaw vider dossiers yooyu pour que ñu jàll ci leneen sénégalais yi li leen soxal mooy ñu xam fan la mbiri féetee même justiciable bi également loolu moo ko gënal juge d'instruction bi dafay instruire à charge et à décharge bu paree liggéeyam bu gisee que dafa war a jël une ordonnance de renvoi mu jël ko ñu vider mbir mi mais bu paree liggéeyam bu gisee que ni fii dara amu fi mu jël une ordonnance de non-lieu pour que nit ki mën a ñibbi këram féex mais lu ñu mënoon nangu mooy dossiers yi nekk ci tiroir yi di nelaw encore une fois de plus la justice sénégalaise ñoo ngi koy interpeller le doyen des juges pour que nañu gaaw vider mbir yi sénégalais yi xam mbir yi fan la féetee pour que ñu jàll ci leneen. di leen dellusiwaat it ci film documentaire bu nu jagleel Ousmane Camara nekkoon moom it kilifa ci justice bu Sénégal nekkoon it procureur général ba ni àtte Mamadou Dia ci atum 1963 ginnaaw bi ñu ko jàppee moom ancien président bu conseil ak i xaritam ni kon danoo bëggoon rek yee fitna ci réew mi ñu koy waxoon atteinte à la sûreté de l'État ak mbiram coup d'état loolu ma nga amoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ci atum 1962 at ma ca topp di 63 kon. le procès bu ubbi kon moom Ousmane Camara mi ci jamono it mu nekkoon fi ministre jiite woon fi médiature de la République kon ñu daal di ñëwaat rek ci jaar-jaaram Amadou Gaye di taskatab xabaar moom moo ñëw ci jaar-jaaram tuddee ko kon Ousmane Camara itinéraire donc wala carnet secret d'un juge téméraire dinañ ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo ak Thioro Mbar Ndiaye. ñu wax it ci wàllu mars ku ne xam na ni kon mooy weer yu ñu jagleel soxna yi di jigéen ñi ëllëg kon moom mooy xew-xew yi di 8 mars ba tax na rek kon jigéen kon ñi am laago nekk fële ci région bu Diourbel ñoom seen i jafe-jafe bokk na ci rek wàllu formation di tàggatu ba tax na kon ñu woote wàllu centre ba nekk it day centre boo xamante daal dafa nekk ci jumtukaay doy te bëgg nañ kon nguur ak Sénégal daal di leen di déglu Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. ay jigéen lan danoo amee laago wante li yàqul dara ci seen bëgg-bëgg doon ay jàmbaar ca waar wa li ci ñuul nag mooy danoo am ay jafe-jafe yu bari. Aram Déthié Touré mooy présidente régionale comité des femmes handicapées de Diourbel. jafe-jafe yi ci ëpp mooy ñàkk jàng bi sonal na fi ñu bari benn ñaareel bi mooy ñàkk a xam ndax nit ki moom bu xamul daanaka li muy man du bari. te ñàkk a xam fi ñuy teg suñu tànk yokkoon na loolu. région bu Diourbel ak bu Tamba de mën na noo dundee yaakaar ndaxte ñu ngi leen di bàyyi xel ci programme yi nga xam ne moom la ñuy tëgg. dañoo tànn ci 14 régions yi ñaari régions yooyu sa seen comité dafa xaw a sooxe tuuti kon nañ leen dem ñu jàppale leen dimbali leen ba ñu teguwaat ci yoon wi région yooyu nag ñu tànn ci région de Diourbel tànn ci Tambacounda. benn ci saafara yooyu nag mooy ñu fexe dundalaat centre national de formation et de réinsertion des personnes vivant en handicap bi nekk fii ci diwaanu Bambey. bokk na ci am partenariat bu dëgër boo xam ne ni dañu ñëw pour jàppale centre bi waaye bokk na ci it état ñoo ngi leen di interpeller ci lii nga xam ne moo nekk fii di centre bii di centre national vraiment ñu gën ñu cee jàppale xëy na ñu ngi ñu ciy jàppale sax waaye gën a jàppale ba nga xam ne centre bii dina nekk centre yi nga xam ne moom la ñuy gën a naw. jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo
amee laago ci diwaanu Diourbel ñoom ñoo amoon ndaje di waxtaan ci seeni mbir ci centre bi nga xam ne moom lañ leen jagleel ci diwaan bi Bombay RFM Babacar Diouf. lii bokkoon na ci ponk ci xibaar yi di diggante Sénégal ak Gambie ña ngay def nag ngir a gën a ñoŋal diggante boobu jaare ko ci benn convention fiscale su ko defee kon kër jëwlin ji dénk wàllu koom fii ci Sénégal ak naataangoom bu Gambie tey ji suba ci Ndakaaru kon lan def lu ni mel xool rek kon nit bañ a fay ñaari yoon impôt dëkk ci ñaari réew yi foo ko fay rek kon mën nañoo jàpp ni fii nga ko defee bëgg nañu xeex yeneen yoo xamante ni kon baaxul ci koom-koomu ñaari réew yooyu jëm kon ci wàllu fraude fiscale détails yi ak Marcel Farba Maron ak Pape Sangone Mbaye. sénégalais buy liggéey Gambie wala gambien buy liggéey Sénégal nan la ñu mën a def ngir ñu bañ leen fayloo ñaari yoon l'impôt guléet nag ñaari réew bokk ci espace CEDEAO mu di Gambie ak Sénégal jël dogal ne dañuy liggéey ngir génne benn convention buy tax ba askani ñaari réew yooyu dootuñu fay ñaari yoon l'impôt. foog ñu toog ñu agree ci dara loo xam ne yow soo nekkee sénégalais nga am sa business in Gambia soo fa fayee taxe ci xaalis boo xam ne foofu la jógee foofu nga ko liggéey soo ñëwee Sénégal fii waruloo fayaat taxe the same thing like Gambien boo xam ne mu ngi liggéey Sénégal fii te fii la xaalis bi fii la ko liggéeyee su fekkee ne fay na proper taxe fii su ñëwee Gambie waruñ koo taxe foofu waaye nag loolu ñu ngi ko sign ak dëkk yu bari yoo xam ne ñu ngi nekk beneen réew lañ nekk te gis nañ ne Gambie ak Sénégal gis nañ ne ñun benn lañ su fekkee ne ñoom ñu ngi sign double taxation agreement ak dëkk yoo xam ne jegewuñ na so why not ñu def loo xam ne ñun ñu Sénégal ñu sign loolu. beneen problème buy gàllankoor secteur fiscal bi mu di fraude wala njublang te double imposition boobu wala double taxation bi mën a nekk cause bi. pour ñu bañ ko def nag baax na maanaam non seulement ñu dindi double taxation bi mais aussi ñu mun waxtaan ak ñaari administration yi si lu ñuy waxee échange d'information et de renseignement mais du ñu yem foofu rek dañu xalaat ne aussi am na ñeneen ñi nga xam ne ay investisseurs étrangers lañu ñoom it nekkuñu Gambien nekkuñu Sénégalais waaye ñu bëgg liggéey Sénégal wala ñu bëgg liggéey Gambie tout en domiciliant disons seeni revenu si benn si réew yooyu loolu yëpp tamit mun na maanaam donc profiter ci convention boobu. ñuy fàttali ne ministère des finances bu Sénégal ak bu Gambie tey dañ doon présider benn cérémonie ouverture ay négociations ngir tëral benn convention fiscale diggante ñaari réew yi fii ci Dakar la woon ñaareelu pàcc waxtaan yi nar a am ca Gambie gannaaw conclusion wu convention bu ñu nar a génnee fii ak aljuma. jërëjëf Marcel ñu des ci wàllu koom ba léegi ak mbay mi fële ca Notto Diobass nag nemmeeku nan fii ñooy bay mbayum dër mi leen daa utiliser ay produits chimiques dafa bari loolu nag ñoom bëgg nañ ko ban ko bàyyee nag jëfandikoo agriculture bio jàpp nañ ni ngën a lan ci ndax lii di rendement yi gën a am solo ci wàllu soble ba ci tamaate Cheikh Anta Diop say latiir mbay mu sell du am benn poson loolee mooy njiite yenn ci ay baykat yu nekk ci département bu Thiès ci diggante Notto Diobass jàpp Morolan bi ñu demee nag ci tool yi gis nañ na baykat yi ñu ngi ciy def seen waar. te engrais yooyu dafa am jeexantal boo xam ne ay feebar lay andi ci suñu wàllu wér-gu-yaram dina yàq suuf si dina feebaral jur gi te engrais yooyu boo ko utiliser day soxla ndox te xam nañ ne léegi li mu daan taweetu ko seen jéego yëpp yi ñuy teg ñi ngi ci lëkkaloo ak ministère de l'agriculture président de la république ñu gunge producteurs yi pour ñu jëm ci li nga xam ne mooy agroécologie fumier bi nga xam ne mi ngi koy jëlee ci juróom gi da koy utiliser ci tool bi loolu moom mooy remplacer engrais bi nga xam ne mi ngi koy utiliser. ñu ngi fii ci Pout Ndof nekk ci commune ab Notto Diobass baykat yi de nee nañu mbay mi nga xamante ne tos kese lañ ciy def amul benn tooke gis nañ ne légumes yi ciy màcce de légumes yu baax lay doon te rënk bi mën naa yàgg du am benn njeexital yi gaañ askan wi. mbay mu amul tos amul engrais baax na ci wér gu yaram suuf si am na doole boo ko dimbalee tuuti bu ndox mi bari rek loo ci mën a def ci tos rek di nga mën a am di nga bëgg. wane na ko ndax daaw soble bu ñu fi jëlee daaw soble am na 8 mois ci saako yi deful dara. ñu gis na ci département bu Thiès ak yenn ci ay tool nekk ci zone des Niayes baykat yi ñu ci bëri de du mooyu nañ mbay mi nga xamante ne dañ ciy def ay produits chimiques ñoom daal li ñuy sàkk mooy nguur gi jàppale leen taxawu leen ci ay programme nu ñuy defar ay tos ngir nag mbay mu sell ñu gën koo dëgëral ci réew mi.
ca Casamance moom àll ba ni gor mën naa jur kon loraange rawatina ñi yëngatu ci wàllu màdd ak mbay ma ak njaay ma moonte day màdd labellisé nañ ko ba rek àdduna wërngal këpp xam ni day produit bu am solo ci wàllu wér-gu-yaram ndax vertu ya ca nekk buñ sukkandikoo ci kii jiite développement communautaire ak équité di Bakary Sidi Ndiaye yëkkati yooye kàddu ci ndaje mun amoon fële ca Ziguinchor ñu déglu ko ci micro bu Bakar Diassi ak Lamine Mandiang. ne Madd wax Casamance mënuñu wax Madd te waxuñu forêt parce que Madd du foofu sax ci kër yi Madd ci forêt lay sax te dañu seetlu ne àll Casamance bi nga xam ne foofu la Madd di bàyyi ko àll bi dañ koy caxat-caxatee dafa yàqu daanaka léegi il faut que ñu am ay état naam mu ngi def lépp pour ñu wàññi yàq bu ñu yàq àll bi di ko taal di ko dagg garab yi mais également il faut que population yi aussi jàppale ci état bi mais lu ma bëgg a wax mooy su fekkee ne àll amatul màdd ak yeneen activité dootul am maanaam production du am te production su amul maanaam béykat day am ndóol day daal di lalu. filière bi dafa am koom-koom te mun nañu wax ne c'est une particularité de la Casamance label Casamance la. màdd su commencé am balaa nawet bi di lalu. day dem ba ñaari weer wala ñetti weer mu commencé manqué mais les acteurs yi ñu daja tey war a xalaat te jëm ko jëf mooy fexe ba màdd giiru année bi yëpp 12 mois sur 12 sénégalais yi mun ko jëfandikoo et également ñu xalaat am ay unités de conservation et de transformation yoo xam ne vraiment màdd dina nekk un produit boo xam ne sénégalais yëpp nañ si gis seen bopp rawatina doomu Casamance. ñu dem ca département Mbour Malicounda maire ba daal di amal ab concept tuddee ko consultation citoyenne ngir rek déglu kon askan wi seen ay jafe-jafe muy wàllu liggéey bi wàllu financement jigéen ñi ba ci sax production loolu nag kon tax na rek kon ñu ne ñoom dañ ci gën a góorgóorlu Maguette Sène la tudd ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. fes daanaka moo fesoon 2014 rek muy li ëpp muy ndox muy courant. muy éducation di santé parce que dañuy ay besoins yoo xam ne dëkk buy màgg rek saa su ne day nekk say soxla waaye gis nañ ne tamit emploi des jeunes doon na lu am solo loo xam ne li aussi ñëw na ñëwaat waaye tamit les pistes d'accès ci yenn dëkk yi nga xam ne dafa ñu am problème pour dem fa dëkk yu mel ne ay Sinthiou Mbadane ay Mbulem ay Rof ay Malicounda Ngëriñ yooyu yëpp nekk na ay besoins yoo xam ne ñëwaat na donc muy ay besoins yu ñëwaat donc je crois que loolu mooy priorité yi nga xam ne de manière générale moom la population yi exprimé. bu ñu nee grand projet ay initiative la yu ñu bëgg a jël avec des sociétés privées avec l'État avec des partenaires techniques et financiers. comme li ñu def ci gare routière Saly Aérodrome 1 milliard lañ ko defee mais dërëmu commune bi dugg ci. lu mel ni centrale solaire u Malicounda. investissement 22 milliards la mais benn dërëmu commune bi dugg ci. genre grand projet yooyu lañ bëgg a xalaat. xam ne dañuy aménager ay suuf tëgg ay projet woo ay partenaires ànd ceeg ñoom. wàllu bitim réew ñu wax guerre ba ca Syrie daanaka fukki fan ak ni kon ngànnaaye kenn teg ko fa ña ca ñàkk seen bakkan bari daw làq it naka noonu wante tey waa Russie yi song Ukraine jàpp nañ ni li naan couloir humanitaire bëgg nañ ko ubbi ci yenn barab yi maanaam ay dëkk maanaam mën a may rek civil yi ñu mën a kon daw rëcc loolu nag dafa mel ni kon waa Ukraine gin song nanguwoon ko ndax couloir humanitaire yi lim may yooyu civil mooy ñu daw dem ca Biélorussie te ku ne xam na ni Biélorussie doonoo jege torop waa Russie ba tax na sax kon ñoom wóoluwun leen loolu daal waa bitim réew it ñi ngi sàkku rek gars yi daal di teg lu nu mel ci suuf mel ni kon ki nga xamante ni mooy Vladimir Poutine di président bu Russie moom nee na objectif am rek faaw mu daal di koy atteindre kaddu yooyu yëkkati na ko bi ko Emmanuel Macron di président bu France woowoon ci téléphone ñu doon jokkoo danañ suivre kon situation boobu xaw te Russie am njeexital kon ci doxal ni bi àdduna su ngeen taaxirloo kon ñu daal di dem rek ci xibaaru tàggat yaram yi ànd ceeg Cheikh Tidiane Diaw maa ngi lay nuyu. fay Chérif Dia. lan moo ci gën a fës. Ligue 1 sénégalaise lañ koy tàmbalee ak leader bu bees ci championnat bi di Guédiawaye football club ñoom nag démb dañoo dem fële ca Ndar daan Linguère bu Saint-Louis benn bal ci dara fële ca stade Mawade Wade mu doon jogante bu neex dañuy teewlu compte rendu bi ak Ousseynou Diop Habib Seck. Linguère bu Ndar Guédiawaye FC moo ko fekk si daal di koy dóor benn bal ci dara bii ba match bi demee ba am juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci simili lañ ko dugal Yaya Camara ci coup franc boo xamante ni dañ ko dóor gardien bi delluwaat ko mu dugal tànkam daal di dugal bii bi nga xamante ni moo am ci ndaje bu ni mel. Guédiawaye FC bii ma juróom benn ndaje yoo xamante ni amul benn défaite
entraîneur bii di Souleymane Diallo jàpp ni xale yi dañu amoon ngëmte nii daañu mën a génn ci match bu ni mel. il faut ñu xeex ak ñoom bu ñu xeex ak ñoom au niveau du milieu de terrain bu ñu récupérer ballon rek de ce fait mën nañu jouer beneen élément bu ñu jëloon en compte également mooy y avait trop de vent on a eu l'information que fi bëri na ngelaw ñu ne xale yi bu yàlla defee ñi gagné ci tir bi dañuy sacrifié wu. Linguère bu Ndar nag dafa manqué woon ay joueurs yu bare loolee bokk na ci li ko ñàkkaloo mooy xaatu entraîneur bi di Majid Diagne. joué nañ ko mais dugaluñu parce que boo xam équipe boo xamee ni milieu terrain lëmb moo si génne depuis ñetti match ak ñaari attaquant donc du lu yomb ñiy ñëw il faut ñu am temps pour jël température bi d'abord jël seen marque du lu yomb parce que football nag aussi compétition entraînement mu ñu ko remplacer donc du leen di may te xam ni ñun aussi bu ñu fàtte suñu objectif mooy formation. léegi Guédiawaye FC moo jiitu ci classement bi ak ñaar fukk ak ñaar ci poñ Linguère bu Ndar jël juróom-ñetteelu place bi am fukk ak juróom ci ay poñ. résultat wu 12e journée yooyu nag Chérif Dia bokk na ci Jaraaf de Dakar nga xamee ni dafa dalal Mbour Petite Côte daan ko ñaari bal ci dara AS Douane moom US Gorée daf ko fekk ji daan ko ñaari bal ci dara Génération Foot Dakar Sacré-Cœur def match nul 0 but partout Seneps moom Jàmbaar da ko dóor yu metti ñetti bal ci dara Casa Sport ak Teungueth FC def match nul ku nekk dugal benn bal AS Pikine moom dalal Njàmbur daan ko benn bal ci dara loolu tax ba ci bopp classement bi Guédiawaye moom moo jiitu am 22 points deuxième tegu ci AS Pikine am 20 points troisième Génération Foot am na 20 points ci suufu classement bi nag équipe bu Seneps bu Thiès moom moo jël 13e premier relégable ak 11 points Njàmbur jël 14e Lanterne Rouge ak 8 points ñu jeexale ko ci wàllu basketball ak bal bi nga xamee ni tey jii nag dañuy noppalu ëllëg le programme bi di wéy 17h30 SLAC bu Guinée nga xam ne moo daanoon dugg ci première journée bi day dajeek US Monastir bu Tunisie 21h Ferroviaro bu Maputo di daje ak Dakar Université Club loolu fële ca Dakar Arena lay doon démb nag Rwanda Energy Group ñoom ñoo daan Marocain yi di Salé 91-87. Monastir bu Tunisie daan Ferroviaro 77-71 Dakar Université Club moom comme ni ñu leen ko waxee rek entrée en matière am daf ko raté woon ndaxte SLAC daf ko dooroon 85-70 ñoom nag dinañu fexe ngir rectifier tir bi ëllëg ci seen diggante ak équipe bu Ferroviaro lay doon Chérif Dia. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw ci xibaaru tàggat yaram yi li gën a fës ci yéen kaay ñu ànd ci ak El Hadj Assane Gueye. ak xat-xat yi mu toll ci wàllu koom-koom observateur xëy njort ne fan yi wala weer yi ñëw ku moywul mu metti lool ci askan week njaboot yi ak njëg yi ci marché bi nar a tawee ko nu ne yéene kaay bi ne njëgu transport bi ca lay bokk naka noonu it njëgum dund gi ba ci matériel yi dem ci wàllum tabax ci yooyu jamono njiitu réew mi moom di wër di inauguré wala it door ay chantier Le Quotidien ne président TER bu yegg bis ba Thiès ak Mbour la bëgg Le Soleil ne njaxtalu ay bés bi moo nekkoon ndorteelu ñaareelu xaajub liggéey bu TER bi dib guddaayu fukk ak juróom-ñeenti kilomètre akub gaar bu mucc ayib ci AIBD juróom-ñaari saxaar yeneen ak yooni pont ñaari téeméeri milliards ak juróom-ñaar war ca dem liggéey boobee yéenekaay bu ànd ne fileeg fukk ak juróom-ñaari weer lay pare maanaam at ak juróomi weer Direct News moom dafa laaj ne ana lan mooy dawloo président Macky Sall di wër di inauguré ak lancé travaux ca moo ne ñu ne ci local 2022 yi teerewul woon askan wi yónnee ko signal bu fort yéenekaay bi ne Maadu dafa jiital saret ba teg nag ya ca ginnaaw La Tribune mel ni ku koy dëggal ca naan njiit réew mi dafa jaar ca wet geneen ga safaanoog priorité yi di li jàmp ci seen gis-gis Sénégal ñu ne di wéy di leb ci dépense lu seer ñaari téeméer juróom-ñaari milliards yeneen ngir deuxième phase TER bi ca boobu jamono ñu ne mbay mi laati gaaf ay toni soble ak pataas yu nëpp ndax ñàkkum investissement moom njiitu réew mi président Macky Sall ci laas naan ca nekkatul ci jamonoy wax waaye jamonoy jëf enquête ne la mu bëgg moom njiitu réew mi mooy jam ñaaju AIBD pare laata janvier 2024 TER bi dem ba Mbour ak diwaanu Thiès ginnaaw si Ousmane Dia teewal fi Alstom ci yéenekaay bi di ci wax ne lu ëpp 3 millions ci aji dem ak dikk jëlagum nañu ba fii
liggéeyu tailleur boobee Philippe Lalliot ambassadeur France ci Sénégal ba tey enquête yéenekaay ne moom la mu gis ci diggante bi muy Sénégal ak France mooy lëngoog jëflante waaye du defante wala xare ñu des ak njiitu réew mi ak i activité am ci njeextalu ay bés bi Vox Populi ne bokkoon na ci feemam yu bees ci wàllu communication mu génnee duppee ko Jokko ak Macky jaarale ko ci internet gi ak ñenn ci askan wi démb waa Pikine na aaye woon yéenekaay bi ne lam ci jublu mooy wax léegi direct ak askan woowee ci lu kenn dul dox di gëm ak ñoom dub segg duy rapport ñu des ak Vox Populi mi naan opposition bi toogunu di xool ndax ñoom it ñu ngi wàlluk remobilisation di yëkkatiwaat seeni ñoñ di leen fàttali ne yitte bi mooy ci wotey député yi nu dëgmal fexe ba li ëpp ci ndaw ñi dem bindu ji am seeni xobi wote sàkku na nit ci coordination départementale yi communale yi ak diaspora bi naka noonu mandataire yi woon ci élection yi wees ñu xar ci seen tànk tubéy ci l'info moom waa PDS Guédiawaye ñooy sàkku ñu génne ci parti bi Ndiogou Malick Dieng ndax lanu ko sikkee mooy dafa woteel Benno Bokk Yaakaar ci bi ñuy tànn adjoint au maire yi ca Guédiawaye di lu waroo ak kilifa parti bi la mu dogaloon naka noonu it parti bi ci boppam maanaam jàppale ji Ahmed Aïdara wàllu yoon Alioune Tine njiital Afrikajom Center ci Sud Quotidien ñu jëm ci àtte Sonko Adji Sarr naka noonu it dossier Barthélémy Diaz yéenekaay bi ne Alioune Tine def na verdigam ba noppi la mu gis ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko mooy ñu àtte ko na mu gën a gaawe ngir yeewi sax Ousmane Sonko mu xam fu mu féete lu jëm ci mbiri Barthélémy Diaz Alioune Tine di sàkku ñu dindi ci lépp luy politique walay pexeem ci dossier bi Observateur moom xëy dugg ci secret yi dossier yi ci table doyen des juges ak tegale baag na mu demee ñu ne ak yi ca gën a yitteel nay dossier attekat bi ci boppam diggante dossier yi di mbiri Bougazeli Adji Sarr Ousmane Sonko Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène ak it yeneeni dossier yu bees toll ci ñaar fukk ñu ne naka noonu it yem fa fekk juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn dossier naka noonu yitteem yépp moom attekat bi jëm ci xeex ak lii di téegu yàgg gi ci kaso bi laatab atte Les Échos moom xëy xamle ñu akub téere bu suñu naatangoo di réalisateur audiovisuel def ci président cour suprême ba fi woon Ousmane Camara muy journaliste Amadou Diaw téere bi mu duppee ko carnet secret d'un juge ñëwaat na ci gàttal ci réquisitoire bi dugg ci taarix bu mu defoon moom dem si yàlla Ousmane Camara ci atte président Mamadou Dia ak i àndam dib taxawaay mu ne bu ay rakkam tey ci métier bi war a def royukaay laata audience bi yéenekaay bi fàttali la ko Isaac Foster waxoon moom Ousmane Camara muy rob bi nga sol moomuloo ko bul ko gàkkal wàllu football Sadio Mané gàkkalul benn yoon deru Sénégal Stades ne dugal na téeméer ak juróom-ñaareelu bitam ci wàllu Premier League record ne moo ci génne Liverpool de ci xat-xat yu mitti yu mu naroon tàbbi lamb jéeg Modou Lo Ama Baldé sunu lamb foog ne ci àpp yu ñu jàppaat yépp 26 mai 2022 moo ci gën a yadu maana waaye Abdou Bakhoum mu ngi ci xam le ni staff bu Ama Baldé ñoom daañ ci amal ndaje seen biir Luc Nicolas mi tëgg lamb jiit ñu ne faw nag mu daal di defaat promotion combat bi fàttali ne gaañu Modou Lo am moo dandal boobeeb combat. jërëjëf Alaaji Assane Gueye mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii leen ñëpp ak yéen ci xibaar yi bàyyi leen nag Alaaji Pape Cheikh Diallo borom Medinatul Munawara mu yegg yéen seen émission Midi Plus Pape Cheikh. El Hadj Chérif ñu ngi lay gërëm bu baax waa Makka ngi lay laajte merci et puis rendez-vous ak rédaction bi ci kanam lay doon à partir de 19h information non stop lay nekk ba 20h30. dégguma la de. voilà c'est